Masaalikul Jinaan subaak jàmm dañu koy tëj kenn du dugg kenn du génn xibaar bi jóg nag ci subaak léegi ni alxamis la inauguré gi àjjuma ñu julli ñibbi du lu wér ci njalbeenu xibaar yi des na ci ànd ak mbakki yu fay sofooru maire yi nga xam ne ñoo ne ci gox ya gox goxaan yi seen i contrat àggul inspection du travail amuñu IPRES amuñu caisse de sécurité sociale ñu ni dañ leen di exploité grève ba Sédhiou gannaaw kankurang ga fa songoon infirmière ba respecté nañ ko tey jii ñu bëri nag ci jarag yi bi ñu xëyee demuñu wuy ji maire yi nga xamante ne ni nag dañoo mànkoo daanaka booloo ñoom ñëpp biig di dëgër piir ca Guédiawaye ñi nga xam ne dañoo sanc fu jaaduwul kilifa yi nag ni jekkal toogaay bi faaw mu am ñu yëkkati di ko ñaawlu ñaareelu pàcc bi xibaaru tàggat yaram lay doon le marché ak li ci yéene kaay kii fay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw ci suba ak léegi am na xibaar buy jóg ni am na changement ci programme bi alxamis la ñuy inauguré ci la sëñ bi di ñëw ak président ajjuma ñu julli tasaaroo noonu la demee wala wérul. déedéet loolu de wérul ndaxte xam nga kenn mësul a gis ñu inauguré juma di ko inauguré alxamis juma ji at juma lay ubbi le 27 septembre. ci lay ubbi donc ci la ñuy julli juma ji. waaye ba léegi nit ñi moom mën nañu wéy di siyaare fii ak suba. déedéet fii ak suba nag dañuy tëj juma ji dañuy tëj salle bi ñuy jullee ndaxte xam nga ni ñoo ngi toll ci fomp ak raxas bu ñu fompee ba raxas it conteneur yi nga xam ne ñoo defoon tapis yi. egsi na te dañ ko war a lal te xam nga ne duñu lal ba pare nit ñi jaabante di siyaare te julli gi ñëwagul. kon ñoo ngi njaal mbokk jullit yëpp di ñaan mbokku taalibe yëpp ñu xam ne rek li ñuy def ñoom lañ koy defaral. fekk ñu may ñu ba ñu mën a lal ba sëriñ bi ñëw ci ajjuma ji ànd ak ñu muy àndal ba ñu julli ba pare bu ñu jullee ba pare ci ajjuma ji dañuy ubbi jumaa ji ku bëgg a siyaare di nga siyaare. jërëjëf waaye nag ñu may ñu rek à partir de suba. nga xam ni ñu may ñu rek ñu mën a defar ci saal yi ñuy jullee mën a defar biir jàkka ji mën a lal tapis yi mën a defar lampe yi ouvrier yi nga xam ne dañuy def dernier réglage ñu mën a def dernier réglage ñoo ngi koy njaay mbokku taalibe yi di ko ñoon mbokku jullit yi ñu dimbali ñu ngir jëmmi yàlla ak yonent bi ak ci barke Serigne Touba. ñu bàyyi ñu defar ba pare bu ko defee bu ci ajjuma bu ajjuma ji passé ku bëgg a visiter ku bëgg a siyaare di nga ñëw siyaare. jërëjëf Mbacke yu fay représentant xalif général des Mourides fii ci Ndakaaru ci kon xibaar bi woon ni inauguration gi soppiku am na ci programme bi mu ni du xibaar bu wér na woon ba léegi ajjuma ak jàmm le président ak sëñ bi sëñ Mountakha di daje foofee jullee ko. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. chauffeur yi nga xam ne nag ñooy dawalal maire yi ñoom ñaawlu nañu seenu nekkin ni mu xaw a méngoog dund ko wereyaan cate gi ñu cate ci wàllu contrat ak inspection du travail ba nga xam ni reconnaître leen de àggu fa amuñu IPRES amuñu caisse de sécurité sociale ab assemblée générale lañ doon amal tey ji ca kees ni dañ leen di exploité Cheikh Anta Diop. ñàkk fulaal gu ñu leen ñàkk fulaal joxuñu leen benn cër liggéey loo leen ba ñu sonn chauffeur yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci maire yi nee nañ loolu de moo leen dal teguñu leen fenn ba tax na ñu samp kuréel gu ëmb association nationale des chauffeurs communaux du Sénégal. jafe-jafe yi bi ci jëkk mooy manque de considération bi nga xamante ni tey état du Sénégal considéré wul ko chauffeurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci communes yi contrat yi nga xamante ni moom lañ leen di defal day nekk contrat yoo xamante ni salaire yi ñu ciy def du baax duñ ko enregistré au niveau du inspection du travail duñu fayeeku IPRES caisse de sécurité sociale yooyu yëpp duñ leen ko versel chauffeur bi day liggéey ba retraite am jot rek mu dem retraité dem seeti leneen jàppale gi nga xamante ni moom la ñu maire yi nga xamante ni ñoom la ñu nekkal ñu war ñu koy jàppale wuñu ko rax ci dolit nee nañ maire yu yees yi buñ leen falee ba ñu toog dañuy dàq chauffeur si fa nekk indi seeni mbokk Souleymane Gueye moom moo jiite kuréel gi. en 2009 élection locale bi mu jàllee chauffeur yi yu ci bari dañ leen dàq ci sans droit loolu nag lañ bëgg ministre bi wax ci AMS wax ci président de la république wax ci chauffeur yi ay agent lañ élection locale day jot nga ànd ak sa patron di def campagne adversaire am day yaakaar ne yow da nga koy jàppale su élection bi jàllee maire ba wàcc keneen kay ñëw danaan kii maire bële la àndaloon or que yow sa liggéey nga doon def mu ne naa ko fi jëlee teg ko fi parce que kii àndul woon ak man il est temps que loolu jeex. ñu ngi sàkku nag ci inspection du travail mu def ab audit bu yaatu jëmale ko ci maire yi. ay agent collectivité locale lañ inspection du travail parce que war nañ amal benn audit boo xam ne war nañ dugg ci biir maire yi xool agent yi nga xam ne ñoo fa nekk nañ leen wutal ay contrat CDI. jóge woon nañ ci fukki région ak ñeent ci Sénégal chauffeur yi nga xamante ni dañuy liggéey ci commune yi nekk ci biir Sénégal ñoom nee nañ li ñu bëgg tey jii moom mooy coppite fexe nag ba ñu yëg leen RFM Thiès Cheikh Anta Diop.
ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci yëngu biig ñi ngi leen ko doon wax mooy liggéeykat yi kër docteur yi ca Sédhiou ginnaaw ba kankurang gi songee benn infirmière foofee ñu doon ko dimbali nag di ko jàppale taxoon ñu daal ni ñaari fan kenn du liggéey lu dul lu mën a ñàkk maanaam urgence boo xamante ne ni ma nga ca hôpital ba ñu fekk ca Max Euclide Kamfani ci bis bu jaare poste de santé Dembokoli centre de santé bu Morikunda bu EPS 1 mu d'ordre ñaari fan grève bi syndicat yëngu ci wàllum paj dafa mel ni topp nañ ko bu baax cas urgent yi ak xale yi rek la ñuy amal loolu la ñu nemmeeku ci district bi ab doxal bi syndicat yooyu jëlee sax di indi ay jafe-jafe ci askan yu amee feebar waaye doon lu am solo ngir jëfinu ñaaw yooyu ñu bañ leen gisaat ci EPS 1 témoignage bu chirurgien bi dal cas yooyu amal doy na waar ci mbir moomu docteur Camara. Il y a plusieurs cas qui se sont passés et des blessures plus graves. La femme du guleete lii nii yàgg na xew fii te ndaw si dafa am traumatisme crânien dañ ko dóor ci bopp bi mu amee fa ay gaañu-gaañu. Vous imaginez ce que ça fait? Je suis à Sédhiou, ça fait 5 ans. Je suis le seul chirurgien de la région. Tous les cas de blessures. fii Sédhiou daanaka def naa fi juróom at man rek maa fi nekk ab chirurgien ci douane bi buy saytu yi les cas may wax ni bëri na lum si jot te ay mbir yu doy waar am na sax ay xale yi nga xamante ne jot naa leen dalal ci mbir yooyu ay xale yu ndaw yi nga xamante ne ay kankurang ñoo leen dóor am na sax ñu amee ay gaañu-gaañu yu xóot. Très profonde et même sur la tête. chirurgien bi di dëggal ni am na ay alerte yu moom sax amal waaye dara. J'ai interpellé plusieurs personnes de l'autre. jëm naa ci wax ak kilifa yi. Il y a même un responsable. am na sax kenn ki nga xamante ne dafa bokk ci kuréel buy saytu mbirum kankurang ci douane bi jëm naa waxtaan moom wax ko lu ci xew ci mbir bi. Concernant ces blessures. Sédhiou Max Euclide Kamfani RFM. jërëjëf Max Euclide Kamfani ñëwee ak yéen ci biir xibaar yi wax ci beneen grève boo xam ne ñu ko amal nag ñoom waajaluñ ca sax urgence xëy rek wàcc rido yi muy waa ACIS association commerçant industriel yi ne ci réew mi ak seen jafe-jafe ci wàllu douane beek ni mu seere Koumba Sandiane Faye mi ko seeti woon dem moo xëyaat demaat marché ñu teewlu ko ci. ci seeni kanamu cantine ay commerçant ñenn ñi bu ñu yoree seeni kurus mbaa téere alxuraan di jàng ka ñaan ña ca des di naan seeni kaasu kafe ki waxtaan. fii ci Tilène ci mbedd mi ñu duppee Blaise Diagne jaaykat ya yor magasin yi dañoo banque seeni yoxo. baaba toog tëj nañ dem tëj nañ tey mu ngi toog di xaar daal waaw bu jeexee ñu continuer suñu liggéey. te jeexut nag moom duñ ibbi moom. yooyu lépp jaaykat dogu ngir topp seen ñaxtu googee bu dee ne sax ñenn ñi xamuñu la ko waral ñoom daal dañuy grève àpp nañ ko ba ci ñetteelu fan bi ndax njortu nañ ne mooy seen njëriñ. man actuellement mënuma xam lu xew ndax man liy xew lépp daa nekk xamoo mais ñëw daa fekk gars yi grève rek ma ànd ak ñoom. gannaaw ti leen ñu delluwaat Sandaga ngir xool commerçant ya fa fare naka la ñuy dundee ñaareelu fanu grève bi. am na gars yi ñuy taw fii yëpp li ko dalee avenue Jean Jaurès jàpp rond-point ba nga jaar ci mbedd ma ñu duppee Émile Badiane. xoolal ñee toog fee. président baa ngi foofu demal. foo xool seen fa ay commerçant ñii bu ñu toogee seen i buntu cantine ña ca des woote ab dajaloo gu rëy sol ay t-shirt yu weex yor mbind mu xonq ñoom it fu seen i wu ñoo jaay. 72 heures la. pare nañ pour respecter 3 jours rek. nit na métti mais aussi ñu régler une bonne fois problème bi yëpp. moo tax il faut ñu respecter 72 heures. li leen waa douane di teg ni ab taxe Chérayup la ñuy fay port ak aéroport bokk ci pont yi leen gën a yitteel ci li ñuy ñaxtu ceetlu gi benn la ci ñaareelu fan gi commerçant yi topp nañ bu baax boobu lépp banque pu yoxoo. ñeneen ñoo xam ne ay xat-xat la ñu fanaane yeewoo ko biig nag di Guédiawaye département ba daanaka maire yi yëpp ñoo booloo rek biig tàmbalee déguerpir yëkkati képp koo xamante ne ni toogoon nga foofu waroo faa toog ñu ni cadre de vie bi maanaam jekkalaat toogaay bi moom faaw mu doon loo xamante ne ni fi mu ne nii nag des koy jëfee ginnaaw ba ko njiitu réew mi tàmbalee junju ba léegi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kilifa yi gisee ko ni ñi ñu yëkkati nag ñaawlu ko bu baax a baax Salif Sow. gudd gi guddoon na yàggoon na te metti woon na ci diwaanu Géejawaay raxas yi ñu doon raxas mbedd yi ci juróomi commune yépp lañ ko doorandoo Golf Sud Sam Notaire Médina Gounass Wakhinane Nimzatt ak Njaaréem Limamoulaye lii liggéey bi ñu ngi ko dooree nee ñu ci pegg école yi. Faye, je suis l'adjointe au préfet du département de Guédiawaye. ko waral mooy président de la République son excellence Macky Sall ne ñu dafa bëgg ñu nettoyer dëkk bi lépp li nga xam ne mooy installation yoo xam ne nekkul fi mu war a nekk ñu daal di ko fay dindi. liggéey bi dina wéy ñetti fan la war a am ba tax ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jëlee ci seeni place màbbal ko mer ba futt lool ñenn ci ñoom nee na
na dañoo toxal ñenn ñi bàyyi ña ca des ñeneen ñi nee na jotuñu këyit boo xamante ni xamal ne leen dañ fee war a jógee li wër mooy ne seenu ëllëg nee ñu dafa lëndëm kurus. léegi ñun bu dee dañoo dëkk ñun ci gox boo xam ne woon fa mën a am ñun loo xam ne fa lañ mën a xëy suba dem dugg yëngatu lan lañ war a def toog nekk banditisme. li leen gën a metti mooy amul fenn foo xamante ni nee na leen foofu lañ leen sampalaati place ay parcs artisanaux yu ñu leen diggoon ci littoral bi te Aliou Sall di mairie ville bi defoon ko ba léegi furaas gisuñu ci dara léegi ñoom amuñu nag benn chance ngir ñëwaat ci mbedd yi ndaxte kilifa yi nee nañu suivi bi maanaam buñ xasee ba dajji place yi dinañ lijjanti ba kenn dootu fa tegati table. Mamadou Fall, je suis conseiller municipal à la commune de Wakhinane Nimzatt. Je suis le vice-président de la commission cadre de vie et environnement. Le maire aussi renforcé na ay agents yoo xam ne seen rôle loolu dong la pour maanaam dem surveiller espace yi dañ ko libéré. lii neex lool nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee woon ci bërëb yi nga xamante ni gaañ dañ faa nekkoon ci nekkin bu jaarut yoon. ñun daf ñoo jural soulagement bu mag a mag. ci diwaanu Géejawaay di dëkk boo xamante ni wàllum koppar gi fii dox bu doon ne téeméer la juróom-ñeent fukk yépp ci informel la jógee di ñii ñu fiy jëlee. Salif Sow ci diwaanu Géejawaay ngir rajo Futurs Médias. nawet beeg jàngoro yi muy indaale grippe bi fi mu ne nii nag kër docteur ku fa dem fekk fa rang yoo xamante ne nii daanaka day fulandi ñaari yoon bu ci mel ni Elisabeth Diouf fii ci Gueule Tapée ñu ni léegi bis bu yàlla sàkk dinañu def consultation lu toll ci téeméeri nit yokk lool Nafissatou Sylla. centre de santé Elisabeth Diouf ñu bëri nag toog ci diggu l'hôpital ba di xaar daanaka mat nañu téeméer ñu bëri nag grippe la ñuy jàmbaat ku ci mel ni Xawa Ba am lu ëpp juróom benn fukki at feebar bi sonal ko loolu. grippe la amoon sax dama grippe rek dama feebar ci grippe rek daal. waaw ma fekk fii fees dellu nit ñëpp sonn ñu yëpp ñu ngi toog benn kii rek moo nekk benn coono la moom ne damay toog ci rang bi da ngay toog ci rang bi ba sonn sooy yàggee sax nga dem amuloo fooy tëdd yenn sax doo am sax fi ngay toog. benn weer a ngi nii nag li mu ñuy faju si jéggi na dayo médecin chef bi di ñu wax ni ñetti xaaj ci ñeent yi li leen fi indi mooy feebaru grippe mu gën a soxal nag mag ñi. ci weer à peu près ci lañu gis ni nga am na benn rush ça veut dire que malade yi ñu daan tàmm gis yokku na lool yokku na mën naa ni ba toll ci sax ci ñeent li ñu doon tàmm gis mooy maanaam dinañu gis bés bu set téeméeri malade yu topp bi ñu ko seetloo tamit gis nañu ne que grippe bi moo ci ëpp yàlla musal nañu parce que ñu muy tàmmatal mooy ñi nga xam ne ay mag lañu daanaka ñoo ci ëpp li may wax c'est basé sur un constat. benn médecin donc ngir malade yu bëri day jafe ku ci nekk mu jox ko temps bi war ngir waxtaan ak moom ci naka la ñuy moytandikoo wàlle feebar bi. dinañ jël temps waxtaan ak ñoom mais waxtaan bi ci war temps boobu lañ dul am parce que gis nga ci biti ni mu mel ak malade bu fekkee téeméeri malade ñu ngi lay xaar mënoo comme ni ñu ko OMS li tàmm conseillé ne 30 minutes par malade loolu mooy normal mënoo ko def dinañ joxe nag ay recommandations léeg-léeg nañ leen jox quelques recommandations waxtaan ak ñoom tuuti. doomu jàngoro grippe bi nag ab virus la mu gaaw a wàlle loolu ngir ñàkk tàng bu doy ngir waxtaan ak bu baax ñi nga xamante ne ñoo ñëw faju si médecin chef bi nag di digle ay yeneeni yoon ngir daal di gën a ñaax askan wi ci naka la ñuy def ba moytandiku feebar bi law. ñeent fukki minute ak ñett gannaaw ñeenti waxtu ci rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Makumba Bey. bor bi gouvernement bi ameel ñi nga xam ne ñooy liggéey ci BTP di tabaxkat yi toll na ci téeméeri milliards ak juróom fukk loolee nag démb FMI soññ gouvernement bi ci mu fexe nu mu def ba fay ko ñoom nag ñu ni FMI kon jox na leen dëgg ci li ñu waxoon ci wàllu bor beeg diisaay bi ak bëgg yàggaay gi waaye nag fan yee ñu génn bi ñu waxee woon gouvernement bi geesu woon na leen mosaloon nañ leen lu xaw a tolloog téeméeri milliards Jaraaf Ndaw mooy seen secrétaire général Georges Déthié Diop la dénk kaddu yi. biñ ko xayma woon ëppoon na 250 milliards biñ ko waxee am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul am na ñu doon gëmloo ne loolu nekkul mais tey FMI nga xam ne nii def na fi mission presque une semaine di càmbar économie réew mi wax na ci ay conclusion ay recommandation am ne état bi na fay lim yoral secteur BTP donc kon dafay firndeel ne li ñu waxoon am na donc kon ñun gis-gis bu rafet lañ ko gisee confirmer li nga xam ne nii moom lañ doon wax. li ci am solo nag mooy depuis boobu ba léegi bi ñu génnee ba léegi am na ay effort yoo xam ne aussi il faut reconnaître que état bi mu ngi koy def am na xaalis bu xaw a takk bu mu génnee à peu près dans les 100 milliards mais li am bu am mooy li des moo ëpp foofu liñ joxe am nañ ay promesse nag ne avant décembre bii dinañ fay lépp mais li ci am solo daal mooy nañ fay lépp parce que xam nañ ne bâtiment et travaux publics secteur de porteur de croissance la te entreprise yi buñ doxulee yaakaar naa liggéey bi économie dina am ay conséquences yu bëri sur le plan social sur le plan économique et partout donc kon tey loolu ñun daal FMI duñ mun lu may rafetlu taxawaayam ñaan aussi état bi dégg li nga xam ne nii FMI wax na ko mu fay nit ñi mën a nekk ci jàmm travailleurs yi mën a retrouver le sourire parce que aujourd'hui li ci am solo mooy aussi ne état bi chantier yi nga xam ne nii dañ leen arrêté woon yëpp
travailleurs yi nga xam ne dañ leen def en chômage technique ñi nga xam ne dañ leen arrêté ndax problème u xaalis chantier yooyu aussi état bi ubbiwaat ko fay entreprise yi nit ñi mën a liggéey kon état bi nga fay entreprise yi ubbi chantier yi nga xam ne arrêté woon nañ ko faute de paiement nit ñi mën a liggéey mën a retrouver le sourire li def feeguñ ko moom dem na ci 150 milliards. ñu daal di daaneel ak xibaar bi nga xam ne nag kon waa CEDEAO ñoom la ñu faral si yéene jox lu toll ci juróom-ñetti millions ci xaalisu Europe. AFD agence française de développement moo leen koy jox ngir dimbale ko nag ñi nga xam ni dañoo war a soppi nañuy bàyyee ak li ñu bëgg léegi jëm ci wàllu écologie muy xeetu kon mbay mu wert mi nga xamante ne nii day gën a wàññi la muy jëfandikoo ci xeeti ya ñu ko daan amale. jombul beneen jotaayu xibaar ngeen ànd ceeg Fatimata li ma ko teewee woon. RFM Sport. tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba. fay la ñuy tàmbalee. fay mi ak li nga xam ne moo di li ñëpp di xaar ci Ndakaaru rawatina ñi bëgg sport boobule ñoom nag traversé Dakar Gorée bi su yaboo ñu waajal ko bu baax a baax fédération bi yor wàllu fay meek yi ni aju. nee na daal dinañu amal ab traversée bu mucc ay ren ji dimanche ba la ñu jëm lay doon tey jii nag la ñu xëyoon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci digg bëccëg gi doon wax yan mesures yu bees lañ ci indi yoo xam ne dina tax daal ñu amal événement bu mucc ayib ci kanam daañ ci dikkaat ak ay éléments sonores. ci wàllu football bi ak polémique di maanaam bi coombaalo ba nga xam ne ci wàllu sànnantey kàddu ak ñàkk ànd ci yenn ci ay dogal yoo xam ne FIFA ne la ñu ne moo ko jël titre meilleur joueur bu FIFA daal di koy jox Messi ñu naan ko the best doomu Afrique yu bëri nag rafetlu wuñu ko ndax dañu yaakaaroon ne rek Mohamed Salah ak Sadio Mané waroon nañ cee mën a bokk loolee nag kii nga xam ne moom moo di Samuel Eto'o am na sax loo xam ne yëkkati na ko ci kàddu dañuy déglu ci wàllu wi njàngat bi nga xam ne moom la ñu Soda Thiam defal. gannaaw résultat yu tukkee ci best FIFA bi nag gis nañ ni joueurs africain yi kenn bàyyiwu leen xel amul sax kenn koo xamante ni nekk na ci 11 type bi te moonte ni de bëri na ci ñoo xamante ni def nañ ay jaloore ci saison gi ñu génn bu ñu sukkandikoo ci journaliste consultant bi ca France 24 BBC ak Stade d'Afrique manque de considération rek lañ ko mën a jàppee Lassana Camara. La CAF doit travailler. man dama jàpp ni CAF ak fédération africaine yi dañu war a liggéey ci li nga xamante ni moo di wàllum communication ndax boo xoolee suñu joueurs itam ñoom dañuy faral bu ñu amee yenn ci ay déclaration yi nga xam ne dañ koy def dañuy dem def ko ci médias étrangers yi bàyyi fii ay chaînes yu mel ni ay RFM ay TFM ak di médias sénégalais yi nga xam te ni xëy na war nañoo mën a relayer li nga xam te moom la ñu bëgg a wax. Par exemple donc il y a ce problème de marketing. loolee tamit di firndeel ni africain yi ñoom it ñoo war a mere seen bopp rax ci dolli sax gis nañ ni am na ci ay capitaine coach ak yenn ci médias africains yoo xamante ni voté luñu joueurs africains yi. Le collège tutélaire africain n'est pas solidaire. dama jàpp ni africains yi dañoo war a solidaire si bu ñuy voté lu ni mel ndax boo xoolee ñi nga xam te ñoo di capitaine yi di entraîneurs yi ak itam ñi di journalistes yi dañuy faral di votal ñeneen ba tax na fi mu toll nii ñun bu ñu gisee gars yi def lu ni mel kon ñun amuñ dara li nga xam te moom la ñu dara wax léegi man daal dama jàpp ni ñi votal Afrique boo xoolee amuñu benn solidarité néew ma nag ni africains yi nañu votal africains yi rek. waaye nañ jël lépp teg ko ci yoon ba pare xam nga àndandoo xàccandoo dóorandoo ndax ñi nga xam te ñooy voté di capitaine yeeg entraîneur yeeg journalistes yi bu fekkante ne ñoom dafa ñu ko ci anam yi nga xam te moom la waree. on vote pour le délire. bu ñu sukkandikoo nag ci ki ñu tàllal suñu micro kii di Sadio Mané bokk mérité woon na bokk ci 11 type bi waaye itam bu ñu xoolee li nga xamante ne moom moo di vote gi gis nañ ni que ni dëkk yi gën a jege Sénégal Mali képp moo ci ànd ak Sénégal ba jeex. ànd ak Sénégal ba jeex ci yëf yooyu leneen a ngi nii war nañ cee mën a ànd ak Sénégal ba mu jeex moo di tournoi qualificatif bi jëm ci wàllu Jeux olympiques 2020 bay amee ca Japon Sénégal nag mu ngi ci waajtaay yu mujj yi laataa yu fi di door alxames objectif di maanaam lii nga xam ne moom la ñu nas ne moom la ñu bëgg ñoom waa équipe nationale bu handball ci wàllu jigéen ñi te seen entraîneur jiite ko di Frédéric Boujan moo di fexe daal ba gagné boobule tournoi Abdourahmane Diallo. ñoom fukk ak juróom-ñeenti gaynde yu jigéen ñoo ne ci regroupement ci Saly gaynde yu jigéen yi nga xam ni ci wàllum handball la ñuy yëngu xam nañu li nga xam ni loolu moo leen di xaar Ndungu Camara mooy capitaine équipe nationale jigéen ñi ci handball. On s'est tous retrouvés sur cette compétition. ñun ñëpp daje nañ fii ndax tournoi bi lu am solo la pour ñun suñu carrière waaye tamit pour askan wi donc li ni mel moo tax match bi dañ koy jël benn fexe ba gagné match yu njëkk yi Angola la ñuy mujjee dajal xam nañ ne ñoom demoon nañu final waaye teewul dinañ xam nu ñu war a mën a def. Tout ce qui va avec parce qu'on en a vraiment besoin.
li ni mel sax a tax ñu jàpp ni ñoom seen xel dal na te xam nañu ban taxawaay la ñu war a mën a am pour am ay résultats yu baax. Amina Sankaré. Des 3 équipes, je dirais pas qu'il y a une équipe qui nous fait le plus peur. ci ñetti équipe yi ñu war a dajal amul benn équipe bi nga xam ni war nañoo mën a tiital bu ñu amee lu ñuy ragal mooy ñun suñu bopp fi mu ne nii nag suñu xel dal na lépp li nga xam ni war nañu pour ñu mën a gagner dinañ ko def li des kay mooy bés bi rek ñu wane suñu bopp. manque plus qu'à lâcher les chevaux quoi. ci tournoi qualificatif yi nga xam ni dafa jëm ci Jeux olympiques 2020 ngaynde yu jigéenu handball yi waa Cameroun RDC ak Angola la ñuy dajal RFM Mbour Abdourahmane Diallo lii nag aw tiis la ci wàllu football kenn koo xam ne ràññeeku woon na loolay jamono ca Saint-Louis doon def football ñu naan ko Aliou Cissé nekkoon ancien joueur bu Réveil bu Saint-Louis ci année 60 yi moom moo mujj faatu tey ji ñu koy jaale mbokki footballkat yëpp di ko jaale waa Ndar enterrement bi di rob gi tey ji ci ngoon lañ koy waajal amoon na ci sax témoignage boo xam ne moom Abdoulaye Diaw def na ko ci moom temps bi moo ñu xaw a xoj ma kumba bi jërëjëf Abdou Diouf le marché ñu ànd ceeg Nafissatou Sylla dal leen ak jàmm boo jugee Ndakaaru di dem ci biir réew mi njëgu produit yi ñuy jëfandikoo day gën di cher ca marché central bu Richard Toll marchandise yi nag dafay cher loolu buñ ko lëkkaleek Ndakaar situation bi ni mel nag am lu koy firndeel ndax commerçant yi nag nee nañu transport bi moo metti ba tax na sax dañu koy fayeeku ci li ñuy jaay waaye nag li leen gënaloon mooy ñu wàññi njëgu transport bi wala sax utal leen ay commerçant grossiste foofe ca Richard Toll ngir noppal leen ñu teewlu reportage bi ñu ci Mamadou Diagne defal la mënoo ko jëndee Richard Toll par rapport ak lii bi quoi distance bi du mën a nekk moom loolu moo mënul nekk fi ngay jëndee Dakar mënoo ko jëndee fii mënoo ko jëndee côté Fouta. ñu fekk si biir boutique am muy waxaale ak ay client wam kii di Ifra Ba di commerçant boo xam ne day jógee Richard Toll dem ba Dakar ngir jëndi ay marchandises am yoo xam ne client am yile dañu gis ni dafa cher waaye nag kii di Ifra mi nga xam ne ni li tax marchandise am yile cher mooy na mu koy jëndee sa Dakar moo metti mënoo jënd dërëm jaayi dërëm loolu mënul nekk fële bu yombee moom fii mën na yomb mais pour mu nekk même lii prix Dakar ak fii ni mu nekk même prix loolu moo mënul nekk moom même bu ñu tegloon tas yi loolu moo mënul nekk on est obligé parce que lii boo si boolee passe bi tamit day metti transport bi day metti waaw ak sa lekk ak affaire yooyu noonu déplacement yi ngeen def yëpp si poste client day génnee après lu ngay lekk sax yow Dakar boo demee wàcc boo maraîcher da ngay passe dem Sandaga boo amul tataay 250 yi day yéex il faut nga jël ay lii taxi boo jëlee taxi da nga koy fay ay lii 3000 foofu passe bi lépp seer gis-gis bi le bokk ak bu Modou Krambay commerçant bi le di xam ne dañ leen war a yombalal dem beeg dikk bi waaye tamit grossiste yi daal di ñëw si marché Richard Toll bi lee ndax njëkk yi daal di gën a yomb si ni ñu koy jëndee biir Dakar bu doon dañ fay am ay horaires yoo xamante ne horaire Richard Toll direct la nga xamante ni boo jëndee sa bagage pousse moo la ko yóbbul foofu rek oto bi di départ ñu ni telle heure lay départ 5 heures wala 6 heures nga xamante ni ñun commerçant yëpp dañuy dem duggee foofu mu def direct Richard Toll dina tane léegi nag ñi ngi am ay benn place en gros kon bagage yi mi ngi xaw a wàññeekuwaat mais daf fi amul woon moo tax moom di xaarande ñu am ay solution si jafe-jafe yi lee clients yi amuñu benn pexe yi lu dul jënd njëkk yoo xam ni commerçant yi lee ñoo ko fixé su fekkente ne nag ci Richard Toll produit yi dañaa cher danañ ko fa fekk uteeg loolu marché central bu Kédougou foofe waxuñu sax njëgu transport waaye soriwaay ba reportage ca Kédougou Jean-Paul Ndour boobu 400 waaw am nga ko ñaata la boutique alimentation générale bu Abdou Mbaye mu ngi fees dell ak nit wax nañu yenn ci njëgu marchandise mi. pomme de terre soble de mi doon instant yi soble 8000 ay pomme de terre ay 10 000 11 000 wante pomme de terre soble daa tooyul fenn moom waaye yenn bagage moom mën naa am fi si ay ceeb ay 14 500 ay suutal 29 000 yi jaay saa yi nii waaw en tout cas daal fii moom bagage yi ñëw fi moom jafe na trop yoon bi. nga fan ngay jëndee sa marchandise. man Dakar Touba Tamba damay jënd fii sax man moom foofu ay jëndee ñooy sant bu baax moom. ci benn côté ab jaaykat bu kontaan ci beneen bi Fatoumata Sissoko ak Teda di ñaawlu seeraayu marchandise yi. pomme de terre kilo téeméer lañ koy jaayee fii soble tam kilo des fois 600 des fois 500 dañ koy wàññi des fois ñu yokk ko ceeb bi nag kay dañ koo gën a yokkaat 400 la ñuy jëndee kilo prix yi kay dafa yokk bu baax fan yi même jënd saaku ordinaire bi sax dañ koo yokk bu daan jaar 300 léegi 350 lay jar. 703 kilomètres ñoo dox diggante Dakar ak Kédougou xëy na nu mu jafee dem moo waral yenn marchandise yi seer ci marché bu Kédougou. fii la ñu yem ak yéen le marché ñuy jaajëfal Mamadou Diagne Jean-Paul Ndour ak Assane Diouf di leen jox dig daje ay bés yi di ñëw ngir beneen numéro le marché.